sama maam daf ma ko daan nettali mu neex ma trop ndax la bataille de Guilé a opposé bataille de Guilé mi ngi opposé le 6 juin 1886 Damel Samba Lawbe à Albouri. kenn ku ne xam na ni après la bataille de Ngënëneen au Jolof dañoo rey Birame Penda Ndiémé Njote mi nga xam ne moo jur Albouri. yaa ngi ma doon sànq danañ ñëw ci Albouri. xam nga Albouri cousin Lat Joor la. xam nga ni. bi ñu reyee Birame Penda Ndiémé Njote dañoo jël Albouri indi ko Kajoor mook Samba Lawbe ñu bokk yaroodoo dañ daan coupé bu ñu ko daan def kenn ku ci nekk da nga yor sa ngarul fetal bi ñuy coupé nag ñoom ñaar ñu dem ba tampali ko ñu xeex ñu àtte leen biñ demee ba nekk mag nag Samba Lawbe ni day fekki Albouri am na ñu wax ne Lat Joor dañu na ngeen yóbbu cere ju amul ndawal ndax seen bopp ngeen di fekki ndax li ci Kajoor mooy la fecc Jolof ndax benn maam ñoo ko bokk Albouri Seynabou Amadou Yàlla saa xewar faat Amadou Yàlla dem Jolof ñu jox ko Fatimata Nguy maam ci Seynabou Jóob ñu delloo Seynabou Jóob boole fukk ñu góor ak ñu jigéen jox ko Birame Penda Ndiémé Njote maam ci Albouri kon ñoo bokk lépp Samba Lawbe Xuraja Mbooj Njaag Xuraja Mbooj Demba Sukaa ko jur mu bokk ak Lat Joor kon ñoom ñëpp a bokk. ñoo bokk lépp finalement ah. c'était les mêmes familles c'était ça les conflits aussi. finalement nijaay ak baay ñoo daan xeex. boo gisee la bataille de Guy Njulli Samba Lawbe Lat Suksira Jogob moo xeex ak Makodo doomam. ñoo ko ñemeeg dee luñ daan xeex ñoom noonu. doomam la xeexal. la bataille de Ndiol Baxoñ Massamba Tako moo xeex ak baayam. mais luñ daan jotee. waaw le pouvoir. xeex na xaru c'était un enjeu xeex na xaru rek ngay dégg. mais quelle était la place du tubaab bi ndax bi mu fi nekkee ndax boobu aussi moom moo ngi fi di doxal mission. bi tubaab bi ñëwul daan nañ ko def waaye bi tubaab bi ñëwee da ko yokk. wax nga dëgg bi tubaab bi ñëwee li mu def mooy diviser pour mieux régner. day ñëw ci Alaaji Asan daal di signé traité. nga xam ne buy dem di xeex ak Pape Djibril Alaaji Asan du ci mën a bokk mais bu reyee Pape Djibril day ñëw daal di signé ak Pape Cheikh attaqué Asan donc noonu def wut allié. loolu moo indi problème yi mais en tout cas ñu xamal yaa xam. ne ko effectivement la bataille de Guilé. la bataille de Guilé dafa doon bataille bu doy waar. c'est vrai ah ba léegi yàgg nañu ruube en fait. la bataille de Guilé dafa doy waar ndax de part et d'autre des deux camps. ay famille doo nga ci nekk am na ñu jógee fii dem fële. am na ñu jógee fële dem fii. boo laajee les griots di Kajoor. boo leen laajee la bataille de Guilé dañ koy nettali comme une escarmouche comme xeex bu ndaw a ndaw dañ naa la tel guerrier n'est pas parti wala tel guerrier bi mu dem yóbbul fasam. boo laajee les griots de Jolof danañ yóbbu combat bi foo xam ni dañ koy jox des envolées. donc histoire aussi l'épopée est comme ça. d'accord histoire bi noonu lañ koy léegi man ci li ma comprendre parce que c'est la même question la ñuy poser ñun ñëpp. lan moo tax ñu daan xeex koo ci dégg xaru na xeex na diw xeex na ak baayam loolu sañatoo ko def. léegi pouvoir rek diw moo rey diw dañ la ci daan woy waaye léegi ku ko def ñu tëj la. pouvoir ak honneur ndekete. nit ñi yàgg nañu koo xëccoo. kese honneur ak pouvoir moo tax ñu daan ko def. kese. kenn ku ci nekk am na ñu xeex ak seen nijaay. am na ñu xeex ak seen baay. am na ñu xeex ak seen rakk. c'était l'enjeu du pouvoir. mais xaru et l'honneur. Majoojo Fall ak Lat Joor. Majoojo dégg ngeen kodd. moom la jëkk a xeexal. Lat Joor moom la jëkk a xeexal am na ñu wax ni booba sax mi ngi ci lël. moom la jëkk a xeexal dàq Majoojo. mais nee nañ aussi Majoojo tubaab bi moo ko dooleeloon. merci beaucoup ça c'est vrai. c'est le seul Damel d'ailleurs dont l'intronisation a été faite par les blancs. d'accord mais xaru bi nag professeur. waaw xam nga xaru Fati. dans l'histoire traditionnelle dans les épopées. xaru dañuy wax Senghor dafa wax ni le suicide est la dernière exigence de l'honneur. dañuy wax ni ma dee sax moo ma gënal lii. mais booba comme ni oustaz dana ci ñëw xëy na booba diine dafa taxawul. ceddo yi ñoo fi nekk. booba ceddo gi metti na trop. am na ñoo xam ne boo leen naree rey ñu xarul seen bopp. jéeri joor ndee la dafa sex fetal gi tiire. Samba yaay dëbb sukka mi ci dex gi ci Ndar. baayam Samba yaay dëbb sukka dañ ko yóbbu Saint-Louis en résidence ñu fekk ko wax ko ni ko dëbb sukka faatu na dëbb sukka ak Ngóori Latyr ñoo bokk ndey ak baay. bi mu ñëwee ne tubaab bi dama bëgg a dem ndax sama yaay dafa jaale ji sama yaay dafa gaañu damay jaale ji mu ne ko yow xanaa xamoon dañ laa jàpp. ci la ko waxee ne ko xaw ma dañ maa jàpp bi nuy julli tisbaar la tàbbi ci dex gi moom lañ naan ku dem Ndar jéggi bàmmeelam. loo doon koy laaj tey jigéen di ko laaj loo doon. mais xam nga man dama lay wax sama sentiment
dama lañ naan histoire tamit xam naa ne sentiment bokku ci. mais man dama lay gis nga waa ji fi dugg si woon gan googu ñu am muy tubaab bi. dama ko wóoluwul ndax xam nga Omar Blondin Diop sax. dañ ñu xëy nañu dafa suicidé wu. waaw gore te dañ ko tëjoon. est-ce que ñun tamit ci mag ñii ñu ñuy wax ne dañu xaru. est-ce que amu ci ñoo xamante ni gars yi ñoo doon def seen i pexe. et est-ce que aussi à l'époque il n'y avait pas des collabos. si il y a eu des collabos. mais qui a. boo liree dëgg. l'histoire de ce pays il y a eu des collaborateurs il y a eu des collabos comme dans les résistances en France amoon na ay ci biir guerre bi amoon na ay collabos mais fii aussi amoon na des collabos. bataille dans partout am na fa. mais professeur. foofu Lat Joor ñoom ñëpp dañ daan gis seeni géwël dañ leen daan wër di leen bàkk. loolu aussi mu mel ni lu leen daan tax ñuy gën a am ñuy gën a dëgër ci seen taxawaay. parce que ñun ñëpp suñu maam yi buñ leen dee woy. ci ay valeur lañ leen di woy. c'est ça mais Pape Cheikh li gënoon a metti. mais daaw ñu war li gënoon a metti war nañ ci mën a taxawaat. jamonoy tey jii c'est très important. xam nga li gënoon a metti mooy dugg néegu góor ci yooyu jamono. ci yooyu jamono. C'était une méthode traditionnelle. doo def la honneur ngay wone. c'est pourtant dans des conditions particulièrement difficiles. nga xam ne anesthésie amul. lépp ngor nga koy jaayee. bu ñu la jamee bal dañ daan rukkaab xam nga rukkaab mooy lan. dañuy jël suuf su tàng jër moom lañ koy faje ak Dakar lañ daan faje ay plaie. Dakar la ñuy dëbb ba mu mokk ba mu nekk ak ñu jël sunguf si di ko ci def wala yu mel noonu moom lañ ko daan faje traditionnel ca doo jooy doo wane benn déshonneur. suusalu kaani xeeñ lañ daan xeexee. suusalu kaani fas la. Amadou Mokhoro Dia ko moomoon Amadou Mokhoro Dia ak Lat Joor ñoo bokk sa xewar sax du mbay. Amadou Mokhoro Dia jël Fatma ñu jox ko sëñ ñu jox ko sëñ Modou Moussa moom ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma. gànkal mi ci Touba ñu war gànkal mi ci Touba. waaw Pape Cheikh gis nga dafa mel ni ñun ñi ñëpp ak ñi ñuy seetaan ñoo ngi mesurer immensité liggéey bi gis nga sax daanaka boo xoolee ba ci travail scientifique bi solo si moo tax xawma histoire générale lay tudd xawma nu muy tudd mais nécessité bu mag la ngir ñu am ci le cœur net ci yu bari parce que loolu dina dimbali ñëpp ndax tey gis nga débat bi sax dafa soulever waat yeneen débat waaw dafa soulever et c'est ça qui est intéressant mais solo si mooy fokk ñu réconcilier wu ak suñu histoire boobu parce que dinañu permettre ñu def un bond bu am solo gis nga Pape Djibril réew yi nga xam ne ñoo raw ci àddina dañoo téye seen histoire en 1945 le Japon n'existait plus sur la carte du monde la bombe du 6 et la bombe du 9 sama prof histoire terminale daf ma daan wax naan si la bombe du 6 août est d'une nécessité militaire celle du 9 ne se justifie pas parce que booba Japon tëdd na ba pare mais dañ koo doggali Hiroshima et Nagasaki mais 23 ans après ils ont lancé le premier TGV organisé les premiers Jeux olympiques li leen ko may mooy l'esprit zen tey boo demee Japon li ngay dégg ñu naan Kawasaki Mitsubishi ay turi nit la Toyota ay tur la. mais c'est des familles. mais professeur foofu Toyota xam naa ñu baax la ñu nag. tey jii boo jëlee ñoom Honda. tey jii boo jëlee Hiroshima Nagasaki. Alaaji Honda yaa baax. man de nga jël débarquement bi fële ci France. oui nga jël yeneen barab yu symbolique yooyu. oui mais tey di nga gis xale bu màgg ci réew mi ba am 50 ans wala 60 ans mosul dem Camp Thiaroye. c'est vrai hein. loolu nag c'est une réconciliation avec nos lieux de mémoire. parce que dañuy wax ni on ne peut pas vivre avec une mémoire d'emprunt. mais lieu de mémoire boobu ñun ba ci les chefs d'État man dama koy wax ba sonn damay wax ne su ma doon président Macky Sall wala président yi fi jiitu. am na discours yu mémorable yoo xam depuis Gorée nga koy defee. exactement depuis Gorée tu parles au monde entier. exactement parce que loolu mooy sa histoire depuis le Camp Thiaroye ñaata nit la ñu fa tëral rey leen. te defuñu dara au contraire. boo jëlee dëkk yi nga fi tudd ne léegi ne xeex nañ fa ak tubaab ba mais dëkk yooyu daanaka mosoo leen a gis ci télévision bi. exactement xamuñu sax tur yi. exactement. comment est-ce qu'on en est arrivé là. boo xoolee. ba ci bërëb yi sax defaruñ ko y a rien qui montre que fii symbole la. soo demee doo fa gis dara boo demee ci ceux qui dem ci. c'est une négation bu métti moo fa am. y a rien qui montre que fii xam nga dañuy wax ni Europe boo demee tey en Europe feebu bu ne
wutal nañ ko benn symbole. boo xam ni dañuy ñëw di ko màggal. tey rafetoon na soldat inconnu. suñu université yi suñu école yi di dem en pèlerinage. dem tey ji somb. fa Maba Jaxu tëdd. dem tey ji déqale. foofu dafa dem tey ji looro. bëri ñax. fenn fu ci nekk boo demee ñu def ko noo xam ni yow di nga fa sawar a dem. te tey ji boo xoolee bu baax Pape Djibril États-Unis fi ñu rayee yenn héros yi. boo demee tey jii. mais c'est des lieux de pèlerinage. c'est des lieux yoo xam ne tey dañ fay dem tey suñu élèves yi rafet na tey yenn sortie pédagogique yi. nga yóbbu leen tey ci yenn sites yi. man par exemple doguma la mais boo jëlee par exemple ceytu. waaw bi Cheikh Anta Diop tëdd. mais man à ma souvenance gisaguma un président de la République du Sénégal bu fa dem. gisaguma ko. finalement lan moo ñu dal en réalité li Gelwaar doon wax lu dal suñu askan. non Mamadou Ndiaye damay ñëw rek appuyer ci li nga wax. tooñ. dafay comparé ko ak Abraham Lincoln. nga xamante ne dafa am lu muy représenté ci réew mi dafa am loo xamante ne dafa représenté ci nation bi. léegi noonu démb ba est-ce que professeur nekk fi ba tey tamit. ba tere ñoo def loolu yëpp. est-ce que noonu démb ba changé wul visage changé jëfin ak waxin. ndax am na ci loo xam boo ci muccee rek mën a affirmer wu affirmation de soi boobu. lan moo tere ñu dem ci loolu ndand bi nga fi tudd léegi ak patrimoine immatériel bi nga fa tudd ni mu amee solo te ndand daanaka li may tooñ sama mbokk waa ndand yi di leen wax ne leen daanaka dafa mujj rek nekk barab boo xamante ni daanaka yem nay barab yëpp te yemul ak barab yëpp. loolu dama koy lancer parce que fa laa juddoo. fa laa dëkk doo ko dem Kébémer. mais ndand dafa nekk dëkk boo xam ni. symbole ya fa nekk dafa bari. la fa nekk ci lieu de mémoire dafa bari. la fa nekk ci patrimoine immatériel dafa bari. Kalom boobu ngay wax. Le dépositaire transmetteur de l'histoire du Kalom moo doon góor gi Waly Sène. Waly Sène Samba Lawbe. bi muy am presque téeméeri at. ànd naag les étudiants de l'université de Dakar. département lettres modernes section littérature orale ànd na ma ak ñoom dem góor gi di ñu nettali histoire du Kalom. ni papaam. góor gi Samba Lawbe Sène moo ko doon nettali histoire bi moom téye nañ ko Louga pendant une semaine ak gouverneur Robin di ko laaj ci histoire u Kalom xamal ko ni ko Kalom ñetti teen la ci àddina yenn yi gis nañ ko yenn yi la kenn gisagul ba nëgë ni ca profondeur u teen bi 9 mètres 50 de diamètre ak profondeur boo xam ni kenn mënu la ko nettali mu histoire boo xam ni tey jusqu'à présent boo demee Ndande teen baa nga fa ñi koy nettali ña nga fa mais gëdd bi ñu ko war a jox. ak tey ji pèlerinage fa war a am. loolu yaakaar naa ni lu rëy rëy la. léegi tey jii boo jëlee Pape Cheikh ak sa permission tey jii boo jëlee pour genre quoi. boo jëlee réew mi bañkat yi fi nekkoon. ak ni mu tasaaroo woon ci réew mi. loolu tamit problème la ci récit bi. mooy dañ lay tuddal ay ñaari ruq ñetti ruq alors que xamuñu ne réew mi ni mu demee woon ba ci turu Sénégal fi mu jógee. parce que histoire ak géographie rek moo ñu mën a permettre ñu mouvoir dans le temps et dans l'espace. mooy lay permettre aussi nga maîtriser li Cheikh Hamidou Kane tudde woon la culture de l'altérité. exact mooy boo may dajee keneen ban proposition la ban contre proposition la très important mooy crise identitaire bi nga xamante ni moom la fa doon jooy. te je pense que lam doon jooy màgg na fi mu ne ba doon kuy. exact léegi man dem naa fële ci bu yàggul dara ci Casamance ma dem fële Cap Skirring daje faak ay tubaab yoo xamante ni dañoo ñëw ngir def film ci Aline Sitoé Diatta. ay tubaab yu ñëw def film ci Aline Sitoé Diatta ci Kabrousse. loolu nu mu mën a demee ba ñun yitteewuñu ko ba ñooñu ñëw di ko yittewoo ci ñun. ak tamit ak leneen li mooy. ndax mën nga ñoo waxal kooku moom it bañ li tax mu bañoon ak moom mooy kan ak ci ban âge la bañee. moom dafay exemple bu mag a mag Aline Sitoé fii ci Ndakaaru la ñëw di liggéey mbindaan mais am lu koy wax ni ko moom dafa war a dellu place am du fii ñëw na Ziguinchor loolu di ko wax ni ko sa place du fii moom Cabrousse la dëkk Cabrousse boo demee Cabrousse jógee Cap Skirring gi nga wax booy dugg ci dëkk bi yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax Mosor
boo jógee Mosóor yaa ngi yem ci quartier bu ñuy wax kajukaay boo jógee kajukaay yaa ngi jëm dëkk bu quartier bu ñuy wax ñaalu Aline Sitoé ñaalu la nekkoon boo demee teen ba nga xam ni fa la daan roote ma nga fa ba ndëri doomam ji nga xam ne moo nekkoon Gambie moom dong la bàyyi muy Seynabou bi mu gaañoo yàggul moo doon doomi Aline Sitoé mu doon koo xam ne dafa bañ ba mu jeex mais histoire am ngor gu rëy nekk ci ndax jour bi nga xam ne ci lañ koy jël di ko yóbbu lu bari lañ rey dañ ko exilé. biñ koy yóbbu rey nañ lu bare bari wujjam Seynabou bu mu génnee lañ ko dóor bal jëkkëram mi ngi tudd Aliou Guèye dem naa ba ca dëkk ba dem naa ba ci ay sëdam toog waxtaan ak ñoom Pape Djibril foofu liggéey bu rëy am na fa Bruno Diatta woo juróom bu jigéen fa la dëkk Ablaye Balde woo juróom bu jigéen fa la dëkk Cabrousse am histoire bu rëy rëy le sacrifice du bœuf noir mooy Aline Sitoé lu tax mu bañ moom. bañ bi moo doon impôt bi nga xam ne moom la tubaab bi imposé woon ñuy fay impôt da ko bañoon gerte gi nga xam dañ leen ko bëggoon a imposé daf ko bañ ceeb bi nga xam dañ ko bëggoon a jël di ko yóbbu daf ko bañ dafa yàgg a bañ Aline Sitoé ci ban âge. ay 17 ans la am wala 18 ans ma nga tëdd tey ca Tombouctou waaye foofu aussi lu rëy dafa am président Abdou Diouf dafa d'accordoon pour ñu jël indi les restes de Aline Sitoé bi ñu ko waxee jëkkëram dañu loolu du am moom moo opposé wu ñu ne ko lu tax mu ni Aline bi mu fiy jógee dafa am ñeneen ñu mu fi jógee ndool Joolaa moo gore kon du moom rek moom lañ exilé. du moom rek ñeneen yóbbu nañ leen am na ñoo xam ni Ziguinchor ci baañ ba fa lañ dee am na ñoo xam ni egg nañu am na ñoo xam ni dañoo dee ci Aline Sitoé am na ñu wax ni et loolu ba léegi ñu ngi koy topp am na ñu wax ni bi muy dem dafa ëmb jàmbaar la woon de kon. am na ñu wax ni dafa ëmb bi muy dem Aliou Guèye nee na bu ñu ko delloosee ca ñam àndaloon delloosiwuñ leen loolu du ngor day ñaaw. c'est comme Albouri Albouri bi muy génn Amadou Cheikhou la fekki waaye ba mu demee takk na soxna boo xam ne mi ngi ko takk dans l'ethnie Zarma amoon na fii ci université Dakar benn femme bu ñu doon wax Fatoumata Munkayla teesam Liliane Kesseloud moo ko encadré nekkoon na ministre famille boobu Albouri takk na ca soxna am na ca doom ñu wax Ceekure Njaay Zarma ñoom ay lan lañu. Zarma yi ay peuple kii la ethnie la comme séeréer comme Joola d'accord. takk na fa soxna Fatick ci Aline Sitoé. Salimata Sidibé waaw Aline Sitoé man su ma déggee li muy wax peut-être moo gënoon féete ndaw ndate yàlla Ndeysaan. mais bañ gi mu doon bañ foofu la itam la ndate yàlla doon bañ waalo man dama bëggoon professeur Lamane Mbaye nga dellu siwaat ci taxawaayu ndate yàlla quand même parce que dañ koy dégg déjà nit ñi sax parfois bu ne dama bëgg tur bu neex tur boo xam ne da ngay sentir le Sénégal ñu ne la pourquoi pas njëmbat pourquoi pas ndate yàlla c'est des noms traditionnels authentiques. exactement c'est des noms traditionnels authentiques mais taxawaayam ci digganteem ak Faidherbe foofu bëggoon nañ ñu ñëwaat fii bala ñuy ñëw ci Sidia. xam nga moom déjà dafa nekkoon koo xam ni rassemblement koo xam ni nitu jàmm koo xam ni nitu paix ndax Faidherbe xam nga dem na bay làkk wolof am na ñoo xam ne Faidherbe njaay lañ daan wax donc déggoon na wolof moom duggante woon naa moom duggante goo xam ni lu ci bari sur la pacification des rives foofu moom moo ko indi donc joué na rôle boo xam ni yaakaar naa ni rôle góor la joué sax far li naan moom cëru góor la yor joué na rôle boo xam ne dans l'histoire véritable du nord du Sénégal surtout dans cette période du Waalo la mu fa joué par rapport à Faidherbe et par rapport à la colonisation yaakaar naa amul kenn ko def ñu ñëwaat rek ba tey ci dellusiwaat ci Aline Sitoé Pape Djibril mi ngi koy tudd sànq ci jomam ci ngoram ci fullaam mais sama laaj bu njëkk boobu moom mooy dellusiwaat professeur Lamane Mbaye Pape Djibril mi ngi koy brosser sànq tey bu ñu demee ba man ma gis ko tudd Lorenzo nekk tubaab xam histoire Sénégal day taxaw di tagg mi ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy suivre di tagg di wax mu te pare ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkk du ñëpp am na ñuy topp gëstu bi mais ñun ñu bëri ci ñi tey buñ nee la jengi foo bokk amaana sax doo ko mën a waxal sa bopp alors que boo remonté woon ba dem di nga gis sa maam tey taxawaay bi ñu doon taxaw tey bu ñu la ko waxee da nga naan jomb naa def li ndax di woy sama maam xam nga Fatou wax nga dëgg Lorenzo woo na ma téléphone man mi moom généalogie lay def waaye dañuy wax ni ku la jàngal ku dul sa baay am lu mu la nëbb am na histoire bu muy nettali waaye am na fu mu yem Pape Djibril mii ay maamam ñu nga dëkk Pire Sañoxoor Xaali Amar
mi ngi bàyyi ko ci mandesit pour wan la ni la am na ci loo xam ni ñoom buñ ñëwoon tey ji buñ ko laajtewul wala ñu dugg ci biir duñ ko xam. mën nañoo xam rek les connaissances superficielles de base. Déthié Fu Ndiogou doom yi mag yi mu am mooy Jëleen Yaseer mooy Ndaat mooy mandesit mooy Pire mooy Amari Ngoone Sobel mi nekk premier damel mandesit dafa gàddaay dem Fuuta bi mu demee Waalo dafa jël kuli am ci paate kuli dem Fuuta jël jéggi ba am ci amaat jéggi wolof yi mënuñoo amar ñu ni amar mooy xaali Amar Fall moo sañ ci Pire Pire mi ngi jóge ci firi exégèse du Coran firi alxuraan moo jëkk am jàkk ci Sénégal 1611 ku daan dem danga naa maa nga dem ci Pirima ca mbaar ma lieu de Pire. sañu xóor mi ngi jóge ci xuur comme moom c'est un prince Xaali Omar Fall nu mu def ba jàng alxuraan moom ndax. sëriñ bu ñuy wax Boubacar Kane moo ko jàngal alxuraan ci diimat sëriñ Boubacar Kane moo ko jàngal alxuraan ci diimat Elimane Boubacar. bi mu ko jàngalee ba nuppi dañu ko damaa bëgg a topp nag samay maam damaa bëgg a topp nag fa ma jóge mu dajale dëkk bépp ne leen lu ngeen ci xam ki man ci daara ji kat mu ngi dem ñu ne ko da nga koy may jabar mu may ko astakan mu am ci Mamour astakan ak Fatoumata astakan mayat ko aari loom mu am ci Ceejaate Haadi ak Demba Haadi mooy tey jii Pire gii ngay dégg nii école Pire ba ak histoire. Université école bi dañ daan jàngale si tey boo demee dans le Fouta il y a plus d'une dizaine d'almaami yoo xam ne ñëpp fi lañ jàng la révolution Torodo de 1776 ak Thierno Souleymane Baal Pire lañ ko préparé muy Mbàkke muy si ñu ci bare bari Pire lañ génne mook Cheikh Abdou Khadir Kane. merci beaucoup université bëri Pire la ñu génne donc mu nekk école boo xam ni c'est une école extraordinaire ni maam Mor Anta Sali yore woon daara moom itam ni Njaarnde nekkee woon un centre loolu ni Longoor ak sëñ Babacar Mbaye Longoor nekkoon un centre ni Kokki nekkee woon un centre Fass Touré. Fass Touré ak sëñ Hadi loolu nekk Sénégal dafa may jàmbaar ab Jibril dafa am ay jàmbaar yoo xam ne histoire bi il faut que ñu koy nettali pour nit ñi xam lan lañ am parce que li ñu am yombul oustaz xam na ko wax naa la sànq ni la bu dee jom Birima rek doy na jom Gaynde Fatma boo ko masaan a bëgg lu ko neex rek da nga koy tuddal Birima ndax góor gi Assane Maroxee nee na mas naa ko wax ni ko Mbàkke sa wajuru baaxoo day baaxi rakk rek nga am mu ne ko lu tax mu ne ko Birima Fatma Cubb sa maam moo jëkk a dàq damel tey à l'âge de 18 ans ndax dafa joteeg ci Yacine Dieng doomi Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ñu jàppante ñoom ñaar amari ci Yacine Dieng mook Albouri la ñu waxoon ni c'était les plus grands géants des rois d'Afrique. Buur Xandang Albouri bu daan génn Vincent Montaigne nee na les gris-gris d'Albouri faisaient la charge d'un chameau. Albouri bu daan génn gàllaaj ji dañ koy téye. dañ daan teggi toiture néeg bi ca kaw nga koy xool. waaw ci Yacine Dieng bi ñu jàppee Birima bi ñu jàppantee ñoom ñaar bi ñu dindee loxo bi der yi da koo topp. Ndeela. baayam Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ni ko seen luubu kër cee Ndeela gi da ngeen ko war a téye mu ne ko tey laa koy mujj a dégg ku am kër ndey am nga kër baay daal di gàddaay bi mu gàddaayee loolu moo indi la bataille de Ndiob bi ñu toogee ba war a daje Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ànd ak ci Yacine dañ koy fekki ci bu mu nguraan maawo mi nga xam ni moo jur Birima am na juróom-ñeent fukki taaw waxuma juróom-ñeent fukki doom de juróom-ñeent fukki taaw nu mu demee noonu. bari soxna bonne question Pape. bi ñu nee suba la ñuy xare dañoo xas mooy waat la veille guerrière dañuy waat kenn ku ci nekk da ngay jël lance ni bu ëllëgee ma def nangam daal di xaas. bi kenn ku nekk yëkkatee juróom-ñeent fukki taaw yooyu dañoo yëkkati ni ci Yacine jox nga ñu ndomba tànk waaye Birima ñoo bokk bàyyi duñu ko war loolu mooy la fratrie loolu mooy la force bi nga xam ne amoon na tam ci ay doomi baay kenn ku ci nekk da ngaa wiccax ni ko damay fekk sama doomi baay dañoo dox ba egg si Ndiob bi ñu egsee Birima dee lii la mu doon ñu ne ko faal leen rek lañ lay ñaan bala ngaa war ñun ñëpp nañ jeex dañoo xëy di xeex ba tàkkusaan bu mu ngoraan maawo mi nga xam ne moo jur Birima mi ngi ànd ak Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ca doomam dàq leen góor gi di bàkku Amar Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ ànd ak baayu ki leen dàq naan maa ko baaxi taaw yëpp ñu jam leen naan maa ko baaxi taaw ca Yacine Dieng ma nga ñu sëf ci gëlëm gële ca Kumba Kayre ma nga ñu sëf ci gëlëm gëre Lat Kayre may jokkil sama mbëru Njaay basinu wala jooju ma nga ñu sëf ci gëlëm gële xam nga di ko wax ak koo xam ni doomu ma la dax
bu mu nguraan maaw si di yëngu mu ne ko faal jàmbaar nga de waaye nan jaabal sunu bijjaaw bii ak gone gu ndaw giiru dàq ca xam gonu fu nu yendu nan jaabal mu ne ko génne naa la ma nga dee xataal yi force bi jom jooju amoon ngor gi ñu amoon moo tax góor gi Samba Jabar yàlla na suuf fooyef ci kawam nee na gaynde ëpp ci rab yi waaye moo cëpp jom bi sëriñ si ñëwee dañ cee jël sëñ Modou Moussa dañ ko jox Fatma moom ci gaynde Fatma saa xewar soxna may murum saa xewar Fatma ku li kodd goy ndaw wégéej kenn ku ci nekk sëriñ Basiru ak gaynde Fatma ñoo bokk néegum ndey boo demee Tiwaawan wax naa la ko sànq ci soxna astukan muy sëriñ Cheikh muy ñoo ñëpp boo jëlee histoire Jolof jël maam Safietu Ñang ñëw ci maam Ngay Ñang mi jur Safietu ñëw ci maam Alaaji Abdou Dabax ak ci xalif général sëriñ Mbay Si Mansour bataille de Paoskoto bi ñuy wax. boo demee tey jii Njaseen Baba Lamine soxna Astu Saar mi ko jur Yaasin Janga ko jur dëkkoon mosu bur dégg ngeen kodd muy njiñeen Paoskoto mooy Paate Badiane waaw lu ko xew foofu. Paoskoto Maba Jaxoo ko xeex ak Buur Siin xam nga Buur Siin nag ñaar dafa am dafa am Buur Siin commande fen Famaak ak Buur Siin commande fen Fandeeb Fandeeb moo seedeel Sëñ Touba moo ni je parie mon sang mon manteau ainsi que les terres du Sine que dans la maison d'Ahmadou Bamba vous trouverez son chapelet sa bouilloire et sa pot de prière teg naa sama deret sama manteau ak suufu Sine ñu kër Sëñ Touba boo demee da nga fa fekk der ak satala course macha allah mooy màggal googu nga dégg ñu di ko def macha allah yaakaar naa Baye am na solo parce que professeur li muy def Seydina Aboubacar radiallahu anhu lii la doon defal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lii sunna la ñu tuddee woon ko ilmul ansab maanaam xam-xam bi nga xamante ne si la ñuy waxee askan wi parce que ku xam xeetu arab xam ne xeet la ba nga xamante ni bu fonk askan lañ ndax ku si nekk da nga daan jóg naan diwooy sama maam diwooy sama maam diwooy sama maam ku si nekk lu sa maam doon def si lu baax ñeme guerre wala mu doon wax si lu baax nga fexe ba jom jooju ak ngor ngor bu nekk si yow moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi l'islam ñëwee si moom dafa ne xiyaarukum fil jaahiliyya xiyaarukum fil islam mooy li Pape Cheikh wax dafa ne ñi nga xamante ni dañu amoon ngor am jom am fulla am fayda am dignité personnalité bu ñu tuub ni ñu amee li ñu àndal si valeur bu ñu tuubee doon ay jullit ñoom la seen ngëm di gën a dëgër te loolu dafa nekk la nga xamante ni toujours mooy li ñu doon wax bii ak bii dafa nekk ya nga xamante ni faaw dañuy ànd yaa ngi tudd léegi ku mel ni Vincent Monteil historien xam nga bu ñëwee Afrique nekk doon benn livre tudde que l'islam noir l'islam noir Amadou Hampâté Bâ tontu ko ne que l'islam n'a pas de couleur couleur u ndox la yor ndab loo ko def rek couleur boobu lay jël mu reprendre livre tudde ko l'islam en Afrique noire mais dafa def ay seede ya nga xamante ni si ñu mu fekkoon foofu si ay pël si juróomi ponki l'islam mu ne boo jëlee ñu ne la juróomi ponki l'islam da ngay seede ne yàlla kenn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni mu ne loolu la xale yi fawee ak mag ñi ndax ku rek li ñuy fay mooy bu dara xew rek ñu ne laa ilaha illallah mais te loolu dafa nekk la nga xamante ni ñoom ñëpp dañ ko miin kon l'islam mu ngi si ñoom mu ne beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di azaka mu ne ña ma fa fekk dañu solidaire ndax am na ña nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw mais toujours dañuy dimbalante kii yekkal kii yekkal kii kon loolu xeetu sarax la xeetu azaka la si waxin beneen bi boo jëlee li nga xamante ni moom moo di koor mu ne xale yi de bu ñu jógee li nga moom mooy fajar dem sàmmi ji mën nañ ñëwaat ba ngoon du ñu lekk dara kon ñooñu koor daanaka l'islam daf leen si fekk beneen bi itam boo ñëwee si li nga xamante moom moo di aj màkka mu ne ka nga xamante ni day toog ñaari weer ñetti weer di màngaani di dem dëkk ak dëkk kon kooku dem fi nga xamante ni moom moo di màkka jafew ko ndax boobu jamono boobu dañuy dox mais beneen bi lii si ëpp importance julli fajar mu ne africain wala pël yooyu nga xam ne dañuy duggoon si l'islam ñëw bi l'islam laa ñëw si ñoom dafa fekk si ñoom fajar mooy càppantati comme ni ñu koy waxee ñoom ñëpp dañuy jóg dem si jetti gi génn jur gi ratt li ñu war a rat bu ñu paree ànd dem sàmmi kon l'islam dafa fekk valeur yooyu waaye bi mu ñëwee moo tax toujours li ñuy wax mu nekk xeet wa nga xamante ni muy xeetu der bu ñuul toujours seen ngor ak seen jom ak seen fulla bu ko l'islam si ay jikkoom yu rafet lamboo rek kenn dabu leen si l'islam foofu aussi oustaz ci loolu xam naa ne di nga ko mën a xóotal bu baax muy maam Seydina Limamou xam nga wax naa ko ci émission ba tàyyi diggante bi nga xamee ni Ngédiaga 3 jours yam fa def waaye xam nga ni keroog bi nga gaal gi bi ñu koy déporté gaal gi ñëw ba Gorée toj
nga xam ne dugal nañ ko foo xam ne labbe bi wax na ne leen kii bu ngeen ko génnewul dëkk bi boo moytul sens dessus lay génne lañ ko fa def ci ay fan ak keroog ba muy ñibbisi ak waa Gorée ni ñu tëddee ak ñi doon jooy ci gan nga xam ne moo ngi fay jóge waaye leneen loo xam ne aussi am na importance trop te bis bu nekk chercheurs yi di ko wax mooy égalité sociale bi mu indi ñëw daani laahi waxatul sant kenn xeebatul nit kenn joxatul juddu loolu lépp mu dindi ko loolu aussi defe naa modèle d'organisation la boo xam ne jar na rafetal aussi waaw modèle d'organisation la ba nga xamante ni toujours day wane pas-pas ak ngor gi nga xamante ni moo nekkoon ci mag ñi parce que Pape Djibril junj na ko léegi il faut jeunesse bi xam ne ñi ñu fiy tudd ñëpp comme ay héros il faut ñu xam ne âge bi ñu amoon du ay 70 ans du ay 80 ans mais ay 20 ans ay 25 ans ay 30 ans si la ñuy def ay jaloore ya nga xamante ni si lañ seen ay nawle yëpp moom lañ leen si lañ leen nawee woon si la leen joxee gëdd waaye itam si la leen joxee seen personnalité donc li mu bëgg a wax foofu mooy du question boo déggee ñu ne la Maba Jaxu Ba wala Cheikhul Khadim radiallahu anhu wala jot nga ne nga defe ne paa la woon déedéet jeune la woon tudd nañ fi 17 ans 18 ans 19 ans mu bàyyi fi la nga xamante ni wayu rafet la kon jeunesse bi li leen war mooy ñu xamante ne l'islam ak ngor ak diine dafa nekk la nga xamante ni dañuy ànd li ñu ànd woon démb tey ba gannaaw suba insha Allah exactement professeur Lamane Mbaye bi ñu waxtaanal tey ci guddi waxtaan wi neex lool ngeen ànd ci ak ñun ci télévision Futurs Médias guddi gu jot ak couleuru quartier général loolu mooy particularité émission bi et c'est exceptionnel du ñu jóg ci di rafetlu taxawaayu sunu borom xam-xam yi mënul ñàkk nag ma fàttaliwaat leen ko bokk na ci ndimbal yi ñuy séddale gaaw leen ngeen dugg lu waxtaan wi neex bu ngeen wootee ñu jox leen ci ay enveloppe yoo xam ne bu ci nekk def na 20 000 junni